ci turam ak santam di am mbégte di dajewaat ak yéen ci suñu émission bi ñu tuddee Empreinte fii ci Jotna Média Empreinte nekk émission boo xamante ni nii day yittewoo li nga xamante ni mooy jaar-jaaru ñenn ci Sénégalais yi nga xamante ne nii jàpp nañu seen liggéey ak seen amaana xam-xam feeñ na bu baax ci doxalinu réew mi wala boog ci ay bërëb wala ay jamono yoo xamante ne nii jar nañu ci delluwaat bu baax. tey nag dañu bëggoon waxtaanee li nga xamante ni mooy taxawaayu diine ci tabax réew comme ni ngeen ko xamee àdduna bi lu bari ci état yi nga xamante ni ñoom ñooy dox dañu def li ñu tuddee sécularisation maanaam jël laïcité organiser seen rapport entre diine ak état mais loolu ni ñu ko defee bokkul ni ko États-Unis defee ak ni ko France defee ni ko Sénégal defee ak dëkk yu bëri ni ñu ko defee bokkul ku nekk ni ñu ko defee day aju ci relation bi nga amoon dans l'histoire ak diine léeg-léeg mu nekk séparation bu metti boo xamante ni après day tax diine taxawee ne la état taxawee ne la donte dinañ am ay collaboration mais du demee noonu wala bu fekkee diine dafa bokk ci li tabax réew mi li tuddee identité nationale dëkk bi am na dëkk yoo xamante ne donte laïcité moo fay acté moo fay dox mais fexe nañ ba diine ñu am benn place bu ñu ko jox parce que nit ñi ci boppam daanaka seen dund lépp ci diine la aju donte ci wàllu acté ci ay loi loolu du ci fës mais ci wàllu dundin ak ci wàllu delluwaay ñoom dañu reconnaître que ni diine ci seen identité nationale la bokk. Sénégal nag mu nekk dëkk boo xamante ni lu jar a jàngal la parce que ba léegi borom xam-xam yi dëppoowuñ ci relation bi am diggante diine yi ak politique bi ak état bi donte ni laïcité la ñu consacré comme modalité de gouvernance du culte mais ci jàngat dañuy gis léeg-léeg loolu day xaw a wute peut-être li ñu gis yeneen réew yi wala du leer waaye loolu amaana du débat bi dëgg-dëgg waxtaan tey bi mooy ban relation la wala ban contribution la diine rawatina diine l'islam li ñu tuddee islam soufi wala islam confrérique joué ci tabax bi ñu tabax Sénégal parce que réew mi ñu tuddee Sénégal am indépendance 1960 dafa am histoire bu sori diine aussi yàgg fi lool boo xoolee ci gëstu dañ lay wax ni am na fi lu ëpp junni at donc lu am junni at ci réew loolu dafa bokk ci histoire réew mi te dina feeñ ci biir émission bi pour waxtaane loolu nag dama feggoog sama mbokk Cheikh Omar Bamba Diop moom la ñu dalal tey muy gëstukat ci wàllu diine rawatina yoonu murid pour ñu mën a waxtaanee tomb bi Cheikh Omar ñu ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyoo ak suñu téléspectateur. jërëjëf Cheikh Ousmane ñu ngi lay delloo nuyoo aoudu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim waxut salaamayka dawaaman kulla xiin lil muntaqa wa lil ibaadi saalihin wajaxal kalaami rashidan wa murshidan wa fikrati nawwir wa xalbi arshida sëñ Ousmane ñu ngi lay delloo nuyoo di jiital ci suñuy kàddu rek ñaanal suñu kilifa Cheikh Mouhamadul Muntaqa sama borom sàmmal ñu ko te aaral ñu ko ba mu àgg limee bëtam yépp niki noonu la ñuy ziare suñu kilifa Sëriñ Abbas ibn Cheikh Ibrahim moom it sama borom sàmm ko te aar ko di nuyu booleem patriote yi ak fépp fu mën di nekk ci àdduna bi waaye di nuyu suñu le président Ousmane Sonko moom it ñu koy ñaanal sama borom dooleel ko ba yéeneem ci réew mi lépp mu àggale ko. Cheikh Omar ñu ngi lay remercier ci présentation bi. est-ce que mën nañu xam jaar-jaar bi tuuti avant ñu dugg amaana ci sujet bi. parce que ci biir wax yu bëri feeñ na daal musti génn na ci. président Ousmane Sonko génn na ci. xam naa aussi damay tàmbali di nuyu seen Cheikh Thioro mi nga xamante ni moo yombal. sëñ Cheikh Thioro Mbacke waaw. Cheikh Mbacke mi nga xam moo jiite Pastef ci Touba. di suñu soppee moo xam moo yombal xamante bi. ak diggante bi. donc dañ lay bàyyi rek nga ñëw ci amaana ci présentation bi ñu dawee. jërëjëf waaw moom day xanaa doon doomi daara rek juddee Daarul Muxti njàlbeenoo fa ci am njàng moo xam njàngum école wala njàngum majalis waaye yaroo njaareem foofa it ci njàngum alxuraan ak njàngum majalis ak njàngum école ba nit ñëwee ndakaaru it loolu dañut benn yoon loolu nag li muy tekki mooy bu ne la ku juddoo Daarul Muxti yaroo njaareem loolu li muy tekki mooy quelqu'un qui est foncièrement ancré dans le mouridisme ndax loolu mooy élément moom la xam ci lañ ko yar mu màgg nag gëstu ko mu gën ko doy
ndax léeg-léeg nga judd ci mbir màgg ci ba yaru ci nga gëstu ko mu am ay faay nga génn waaye bi ginnaaw bi ñuy juddoo ci yoonu murit nag yàlla dogal ñu yar ñu jàngal ñu ba ñu am ay instrument mën a xàmmee lu am njëriñ ak lu amul njëriñ ban xoolee ba dajale lañ xam lépp it nag li Sëriñ Tuubaa indi rek moo ñu doy ñu nekk ca loolu daal mooy sunu parcours. yoonu muy bokk la ci li gëstukat yi gën a gëstu jamono ji ci wàllu recherche ci li ñu wax ci anglais ak ci français donc booy xool ci gëstu da koy tàmbale lu tax loolu lu bëri peut-être domaine yu bëri ci wàllu xam-xam ci wàllu leneen mais tey amaana li ñu gën a yitteel mooy ci wàllu diggante nguur ak diine rawatina yoonu muy mais balaa ñu dugg ci sujet bi noonu dañ ko nga xam yoonu muy fu mu jógee ba fu mu egsi tey boo ñu ko doon jërëjëf waaw yoon wi nga xamante ne Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasulillahi moo ko jiite mi ngi gane jamono ci 1882 wala 83 ci dëkk bu ñuy wax Mbàkke Kajoor ñu laylatul xadr ba ca suba ga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feeñu Cheikh Ahmad Bamba yaxazatan laa mën a man fekk ko muy jàngale mun rabbi asxaabaka bil himmati wala turabbihim bi darsi faqat nit ñi na nga leen yar ci ñu yëkkati seen yitte yëkkati yitte nag moo tax mooy waral doomu aadama lu mu réussir ci àdduna mu réussir ko maanaam yëkkati sa yitte ci yàlla mooy xam ne saut de prestige bi nga xamante ne moom la yàlla tamponel jëmmi doomu aadama yëpp loolu kenn jëndu ci bunti yàlla yi tëjaluñ ko kenn ku nekk rek ci ni ngay yëkkatee sa yitte noonu ngay jëriñoo ci yàlla ba mu ko waxee ci la dugal beneen phénomène boo xamante ne valoriser woon ko woon bu baax ci lislaam muy tarbiyatu ruux maanaam formaté ruuxu doomu aadama ba ruux gi di conditionné cër yi ba nga xamante ne nit ki day nekk maanaam koo xamante ne day respecter toutes les créatures pour le créateur waaye day doon jëmm joo xamante ne dañ koy mooñaale ak xitma nag mooy servir et non pas se servir mooy képp koo xamante ne taxaw nga ci sa kanam rek ton prochain ton environnement sa réew yow li ak muridité di def ci yow maanaam mooy dalay soppali nit koo xamante ne instrument xitma ngay doon mooy koo xamante ne day servir ñëpp boo gisee yoonu murit yaatu tey ñu am résultat yi nga xamante ne moom la ñuy am loolu moo ko waral dañoo yëkkati seen yitte ba ñu nekk ay élément wu xidma koo xamante ne nag moom par essence il se définit comme étant le serviteur de son prochain de son environnement kooku ala kulli xaal faaw mu am résultat ndax sacrifice suprême bi ñu soxla ci doomu aadama maanaam moom bu koy def sax du ko sentir parce que dañ ko ko mooñaale loolay waral mu amal njariñ réewam amal njariñ askanam amal njariñ famille am amal njariñ fépp fu mu mën di nekk ci àdduna bi parce que boo gisee dans les pays les plus xénophobes du monde les mourides sont totalement intégrés li ko waral nag maanaam mooy teggin yi ndax bul fàtte ne rabbi c'est le mot inaugural du mouridisme yaral kon ay teggin day doon loo xamante ne mooy animé murid bi ak fépp fu mu mën di nekk su fekkente ne nit ki dafa am éducation am ab yara ki teggin ba pare ñu mooñaale ko ak mu yëg ne moom élément wu xitma la war a nekk mooy day servir ku mu mën di doon ku ne mën naa bañ ku ne waaye kenn mënu laa bañ ndax am nga makaarimal axlaaq bi tax nga mën a dund ci sa société am ay relation yu ratax ak ñëpp mais en même temps formé nañ la ngir nga nekk ku productif ci fépp foo mën di nekk moo tax dans les pays les plus xénophobes du monde soo demee ginnaaw la 11 novembre date boobu bi World Trade Center daanoo États-Unis 11 septembre World Amérique nekkoon na réew mu sceptique par rapport ak islam mais terewul en 2012 autorisé nañ Bamba Day murid yi marché dans les rues de l'Amérique loolu li koy waral mooy liñ xam ci ñoom mooy patriotisme bi mooy serviabilité bi waaye dëgg-dëgg mooy teggin yi nga xamante ne moo leen animé nga xamante ne en réalité loolu mooy essence doomu aadama mooy essence jullit dafa mel ne li sëriñ bi indi
mooy li nga xamante ne mooy solutionner les problèmes horizontaux mooy solutionner les problèmes verticaux. problème horizontaux yi mooy relation bi nga xamante ne moo tax diggante doomu aadama yi ak yàlla liy tax mu mel na mu war a mel mooy ñu yëkkati seen yitte ci jaamu yàlla mooy dem wuti xam-xam bu leer ci diine waaye buñ paree ñu jëfe ko waaye nag jëfe ndigal li muy am solo bàyyi tere moo ko gën waaye nag ñu yar seen jëmm ba bàyyi tere yi nga xamante ne moom la yàlla yi tere ndax yàlla dafa wax ne tere yi moom buñ ko bàyyiwul fitna da ciy juddoo fal yaxdari alladina yuxaalifuuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adabun alim mais problème horizontaux yi nag maanaam loolu mooy problème verticaux yi mooy diggante doomu aadama bi ak yàlla waaye nag problème horizontaux yi mooy diggante doomu aadama bi ak environnement am digganteem ak époque am digganteem ak ñi mu bokkal jamono it li koy defar mu sëriñ bi da ko indaale ci am njàngaleem suñu diggee ba ci biir dinaa la ci indil ay firnde yu bare bare. sa biir wax bi ngay tàmbali yaa ngi wax ni sëñ bi dafa am lu mu beesalaat. lu mu wax sax lu mu indi. parce que moom mu ngi woote beesal réforme. nga ni dafa fekkoon diine boo xam jàngale moo fi ëppoon. mu dugal tarbiya. mu dugal ci tarbiya. est-ce que mën nga ñu ñëwaatal ci loolu lu mu fi fekkoon moom. diine bu mu fekkoon. même ci biir famille si la ñu nettali. bi mu ñëwee sax am na lu bëri ñoo xamante ni loolu daf leen a jaaxal ci moom. parce que am na lu mu indi loo xam ñoom peut-être miinuñu ko. donc loolu am ñu ko mën a tuddee sax révolution peut-être. ci wàllu xam-xam ci wàllu gisin donc loolu day mel ni révolution la. donc loolu contexte bi mu fekk ak moom li mu indi. nan nga ñu ko mën a jàngal. waaw sëriñ bi mu ñëwee dafay fekk baax waaye moom dafa indi gën. dafay fekk baax mooy fekk na fi nit ñi di jàng fekk na fi ñuy jaamu yàlla fekk na fi ñuy góorgóorlu ci xam-xam mais lu ca nekk rek da caa indi révolution maanaam bu fekkente ne wàllu jàng la par exemple dafa ñëwoon fekk réew mi di jàng ay téere yoo xamante ne wesar lay doon maanaam duñ ko way mu xam ne mokkal way moo gën a yomb mokkal ay wax ju ñu tasaare mu jël lu mel ne téere imam Sanusi Mawaahibul Qudus ci tawxiid daf ko way jël lu mel ne Laxdariyu daf ko Jawharu Nafis loolu révolution la ci wàllu xam-xam moom mooy ki nga xamante ne moo ko njëkk a def waaye nag mu fekk ay bokkam ak waa réew mi nekk ci maanaam benn pàccu diine bu ñuy wax tasawuf nag li ëpp ci mooy la ñuy woye ascétisme li ëpp ci ñi nga xamante ne ñoo ci nekkoon dañ doon il se délectait de du fait de subir dogalu yàlla bi saa yu wàccee ci seen kaw rekk ñoom loola moo leen di neex ba mujj loolu di bëgg enfreindre maanaam activité bi nga xamante ne moom la ñu war a am ak réactivité bi par rapport ak li histoire di indi sëriñ bi daal di bind ak it maanaam li ëpp ci ñoom seen yitte kaywul woon ci fexe ba not àddina ndax àddina not ko farata la ndax not àddina fi la ñuy liggéeyee alaxira kon not ko ba mën fee tirer profit loolu dañ doon farata moom la alquran di wax naan wala tansa nasibaka min ad-dunya nu ngi ko waxee di wabtaxi fi ma aateka allahu daar al axira wala tansa nasibaka min ad-dunya waaye li am solo rek mooy wa ahsin kama ahsana allahu ilayk wala tabghi al-fasada fi l-ard ci loolu sëriñ bi ñëw daal di indi révolution ci tasawuf daal ne dëgg la seen jaamu yàlla gi ngeen def baax na mais nag seen jaamu yàlla gi am na trop de passivité il faut nag ngeen nekk ay acteur daal di bind waalam bi anna al kasba laa yunaafi tawakkulan fala taku daa itlaafi na ngeen xam ne nag jóg jaaju fas yéenee dominer àddina jaarale ko ci kasbul xalaal loolu daqantewul benn yoon nag ak tasawuf bii nga xamante ne moom la ñu jëlee ci imam Junaydi radiallahu taala anhu ci noonu ci lañ gisee nag yoonu murid bi mu ñëwee maanaam li yeneen yoon yi tasawuf yi négligé woon moom da ko mettre en exergue mooy le côté temporel ndax ñi ëpp ci ñoom rek liñ doon lijjanti mooy résoudre l'équation verticale mais l'équation horizontale kenn jéemu ci woon dara sëriñ bi nag ñëw indi loo xamante ne day jagal diggante doomu aadama yi ak yàlla waaye day tax nag ñu not suuf ba mën a tirer profit ci suuf ngir loolu nag ñu mën koo boole def ko zaad ngir mu mën leen a jariñ ëllëg yawmal xiyaam ci loolu ngay fekk nag yoonu murid ñu théoriser ci seeni wax lu mel ne jël
jëf jël jëfal te jël doo fi mën a jël loo fi jëful jógal ca njël fu jëf taxaw sof ca jëf mooy doomu aadama bi boo xasee ba ñëw jamono rek waratut nopp la daa war di xëy maanaam waxamal li dunyaaka ka annaka laa tamutu abadan waxamal lil axirati ka annaka tamutu gada maanaam na nga liggéey ba mel ne doo dee mukk te jaamu yàlla ba mel ne suba ngay dee ndax loolu loolu waral su murit gi bu nit dee duñ wax dee na dañ wax wàcc na liggéey parce que pour ñoom ba mu juddoo rek la tàmbali woon a liggéey te liggéey boobu amul arrêt lu dul dee moo tax bu nit faatoo ñu ne ndeysaan moom de wàcc na mooy def na li nga xamante ne moo ko fi indi woon loolu nag maanaam moo ci la ñuy élever le travail au rang de culte dans le mouridisme loolu rek moo waral résultat yi nga xamante ne moom nga mën a teg loxo ci yoonu murid te boo demoon tey jii ci waneen yoonu tasawuf bon nga fekk ko fi dina xaw a jafe. lu ma seetlu ci wax ji parce que yaa ngi naan sëñ bi dafa dekkilaat loolu dafa indiwaat maanaam yëngatu ak taxaw peut-être liggéey mel noonu mais moom naka moom ci boppam amuloon sax temps pour peut-être jëmmal lépp li mu bëggoon parce que ci ay privation ci ay nooteel bu ko def ay résidence coono yooyu noonu naka la sëñ bi fexee ba feeñal li ngay wax ni ci biir coono yooyu voilà xam nga sëriñ bi ci boppam loolu su jugoon am temps bu doy amul benn entrave di ko def te yam ci jëmmam sax doo tax mu am njëriñ lu toll ne lii mu am moo tax mu fas yéene moom ak seen liggéeyam ci la promotion de l'humain promouvoir doomu aadama bi nga xamante ne mooy nekk prototype bi ñu yàlla doon junj ci xalifatullahi fil ard loolu naka la ko defee mooy dafa ñëw ci aw askan boo xamante ne dafa fekk ci ñoom ay taar yoo xam ne ku mu nekk ci yow pour nga épanouir ci diine du yomb pour nga épanouir ci àddina du yomb kon sëriñ bi war a accès liggéeyam ci nit kooku mu bëgg a defal promotion tout d'abord mu faxas ci moom taar yooyu yi nga xamante ne mooy goulot d'étranglement yi ko téye ba mënta épanouir dafa fekk ñu nekk ci askan boo xamante ne dañoo complexe bu chronique moom lay wax na ne wa minhum man in raa nasraani yaxsibuhum min malaa'iki rahmaani seen complexe àggoon na ci bu ñu gisee tubaab dañuy jàpp ne malaaka lañ gis ngir complexe d'infériorité bi nga xamante ne moom la ñuy éprouver face au blanc kon kooku dañ ko war a yee moo tax sëñ bi naan leen qultu munabbihan lahum yaa qawmi intabihu min sakarati nawmi lii may wax dama koy wax ngir conscientiser leen ngir éveiller seen conscience yéen samay nit intabihu min sakaratil mawt complexe bii ngeen nekk passivité bii ngeen nekk ay nelaw la yoo xam da ngeen cee war a yeewu su ngeen bëggee avancer léegi ki ngeen gëm ba tax ngeen koy idolâtrer ba moom su taxawee yéen dut leen yëg seen bopp kooku it foog mu leeral leen mooy kan wala tadunnu annahum muluku bal innama kulluhum soxlooku bu leen jàpp ne tubaab bii ngeen di gis nii maanaam dafa parfait bu leen jàpp ne buur la mais en réalité ñoom ni ñu mel ak li ñu gëm ak ni ñuy doxee ak idées yu saugrenu yi nga xamante ne moo nekk ci seen xol ba tax ñu ñëw di def l'exploitation de l'homme sur l'homme di rey aw nit te ndax boo gisee traite négrière colonisation lépp rek lu ci nekk coûté na ay vies yu dul jeex te ndeysaan lenn képp lañ doon wut mooy njariñul àddina kon ku mën a am mesquinité bu toll noonu en réalité tu es un misérable wala tazunnu annahum muluku bal li fi nekk kay innama kulluhum soxluku en réalité ils ne sont que des misérables te loolu boo ku liir yaakaar naa Victor Hugo ci les misérables da nga fekk effectivement li Serigne Touba dëxëñ foofu Hugo ci boppam leeral na ko ci leeral na ko ci askanu boppam voilà waaye nag mu daal di nag continuer ci ba tey conscientisation boobu jàkkaarloo nit ñi nag ne leen kon nag vraiment léegi jóg leen prédisposition yi nga xamante ne moom la yàlla jox doomu aadama yëpp moom la leen jox sceau de prestige bi nga xamante ne moom la yàlla dóor doomu aadama yëpp wala xad karram naa bani aadama génnu leen ci ndax nag wa min ayatihi xalqu samawati wal ard waxtilaafu alsinati wa alwaanikum inna fi dalika la ayatin lil alamin na ngeen xam ne wuute gi ngeen wuute ak ñoom loolu kéemtaanu yàlla la
mais nag du taar warta nekk complexe d'infériorité fa laysa yujibu sawaadul jismi safahatal fata wa su'al fahmi kon na ngeen xam ne seen ñuulaay bi nekkul gage de sottise loolu nag bi mu ko waxee nègre yi maanaam ñu jekki-jekki nag mel ne dañoo def nag benn sursaut ñëpp ñëw wuy si ko kii loolu parce que ñoom ñëpp ku nekk tawat jim joxoñ yëg nga ne mi ngi woon ci yow voilà loolu li ko waral mooy xam nga sëñ Bay Jaxate loolu bi ko sëriñ bi waxee rek àddina bépp jóg nag dégmal ko parce que yëg nañ ne kii indi na garab goo xamante ne mooy faj tawat yi nekk ci nit ñi te tawat yooyu bu wérut duñ mën a jariñ seen bopp duñ mën a jariñ seen réew ataahu xiyaaru naasi sharqan wa maghriban idil qutba an xayril wara huwa naibu ñëpp nag daal tàmbali ñu ngir yëg ne kii moo indi li nga xamante ne moo mën a dimbali doomu aadama yi loolu nag vraiment mbir la moo xamante ne bien avant les précurseurs de la négritude am na keneen koo xamante ne kon jiitu woon na leen ci nit ñi ñuul ñi doon leen defal lavage de cerveau bëgg a dindi maanaam pas-pas yi tubaab yi def ci seen bopp yi tamit pas-pas yoo xamante ne da leen di plomber les ailes li fekk mi ngi ci ñoom duñ mën a décoller loolu Cheikh Ahmad Bamba moo leen ci jiitu def ci liggéey bu rëy loolu moo waral nag nga gis nag askan wu décomplexé bi nga xamante ne ñooy yoonu murit parce que yoonu murit barki dem rek boo seetaanee sunu meeru dëkk Abdou Lahad Ka discours bi mu doon def ci wàllu kii bi nit ñi toroxale tubaab nga xamante ne extrémisme linguistique bi nga xamante ne tubaab bu ñuul bi moom lay bëgg nga xam ne bëgg sax nga làkk tubaab yam ci mais day bëgg mu ànd ak diction ñun loolu intéressé wu li ñu ñor rek maanaam mooy liñ bëgg a doxal na dox àddina ji na jag suñu diggante ak yàlla na jag loolu moo waral murid yi ak ni ñu mel ci àdduna ak ni ñu décomplexé foo leen mën di fekk ca Tour Eiffel boo leen fekk Stade de la Liberté boo leen fekkee ci Jésus Rédempteur moo nga fekk leen ci pencum Daaru Minam wala pencum Daaru Muxti ñoo yem foo leen fekk ay nit ñu décomplexé la ñu doon parce que xam nan lan mooy essentiel lu ñëw doomu aadama ci kaw suuf te loolu tant que ñoo ngi ciy teg seen tànk laneen li des lépp fidélité la. kon su ma la déggee. donte ni sëñ bi. jotul doxal amaana li mu théorisé mais. li nga wax noonu da ko inculqué ay nit. moom la def ci nit ñi. nit ñi jóg ñoom pour mettre en marche ces idées. parce que vraiment sooy gëstu histoire bu Sëñ Tuubaa. Cheikh Ahmadou Bamba da ngay yéemu. parce que ci ay lu mel ni toll peut-être 30 ans yoo xamante ne nii. diggante. 1895 ba 1927. lépp résidence surveillée la exil. résidence surveillée exil. donc loolu vraiment lu yéeme la léegi li nga wax nii. da ngay booy gëstu da ngay gis épisode bu xaw a yéeme. par rapport ak sëñ bi. bi waajuram bu góor Maam Mor Anta Sali génn àdduna. ba mag ñi dëgmal ko ne ko. na commencé nag. nga xam ne nag am na rôle bu mu war a joué. parce que baayam ak ay. ñu mel ni Xaalima Jaxate Kala. ay àttekat lañu woon ci wetu boobu bi mel noonu. ak la joor ak yooyu. bëggoon ko joué rôle boobu. donc malgré discours bi ni mu politiqué vision bi ni mu leeree. par rapport ak système bi mu bëggoon déconstruire. mais moom musul bëgg. am contact direct ak nguur. loolu noonu philosophie boobu lan mooy base bi ak lan mooy porté bi. waaw xam nga maanaam système boo ko bëggee daj da ngay jël sa distance par rapport ak moom boo demee ci alxuraan da ngay gis yàlla di wax yonent bi innamal mushrikuuna najasun parce que mushrikuuna yi li ñu yoroon système la islam système la boo xamante ne da ko war a daj am na collaboration boo xam ne bu amee day waral dichotomie am seen diggante day jafe sa projet du leer moo tax Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasulillah bi mu fi fekkee projet caddo yi te moom mu indi diinun siwa islaamihi laa yuhmadu inda al ilahi wa bihi nujaddidu am mission tajdiidu diin parce que li lay xamal ne diine xomaagoon na mooy Lat Joor jullit la musta nekk yéefar te da ngay dégg ñu naan la ci màbba la tuube loolu mooy diine amoon na diine waaye diine ju xomaag la yor kon Sëriñ Tuubaa effectivement tajdiid bi mu koy indi jamono soxla na ko waaye nag moom li mu indi dafa diamétralement opposé ak lee parce que fële bu dee ci wàllu classification sociale am nañ ñoo xamante ne ñoom lañ jàpp ne ñooy noobal yi am ñun jàpp ne ñooy bas peuple te Cheikh Ahmad Bamba moom loolu du nekk paramètre bu muy natt ndax inna akramakum inda allahi atqaakum loolu la alquran waxte ci loolu lay dox kon
bu doon loolu kese seen classification sociale rek war naa tax mu ne du ma ànd ak yéen mais ni nga xamante ne noonu lañ doon exploiter nit ñi parce que bu leen fàtte ne damel daaw Demba Fall danaan am droit de cuissage ci képp ku takk soxna ci Kajoor maanaam boo takkee soxna li ñu daan wooye prima nocte dans la ca grec antique ca Grèce antique amoon na fii ci Kajoor ci damel daaw Demba prima nocte boo amee sa soxna da ngay indi mu tàmbalil la kenn du tàmbali jànq moom rek mooy tàmbali jànq ji xam nga système boobu kon li sëñ Tuubaa yi nii da ko war a dajji kon nag moom bu ñëwee du joxante ak ñoom loxo waaye day jël ay distance am waaye nag loolu lépp nag mu di ko def ci diplomatie di ko def ci modernité di ko def tamit ci non violence parce que tamit am na mbir yoo xamante ne borom yat su songee borom kënu ak lu pas-pasam rëy borom kënu gi da koy faagaagal kon da ngaa war a songo ak moom ci intelligence ci diplomatie idfa' billatii hiya ahsan maanaam ci lu mu indi nga teg ci kanamam lu ko gën a rafet ba tax moom mu découragé fekk si la wala boog nit ñi xam ne li nga yor moo gën lim yor ñu bàyyi ko ñëw ci yow loolu moo waral Lat Joor mam ne woon du ma ñëw ci yow di la atteel ca xaalu liir kan ab taaw Ablaay Xaar nekk taalibe maam Cheikh Ibrahima Fall doomam Abdul Ghafour wëlbatiku nekk taalibe Sëriñ Tuubaa kon loolu jox na sëriñ bi raison sur toute la ligne ña gënoon a safale mujj nañ ko bàyyi ñoom ñëpp ñëw ci ñoo xamante ne moom moo leen defar ngir ñu defaru loolu day tekki ne kon en réalité defar gi fi ñu ko yaakaare mooy ci kër Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuulillah léegi nag saa yoo xamante ne système dafa ñëw war a dajjaab système day créer bruit bu mag wala xad na'lamu annaka yadiqu sadruka bima yaqulun waaye li am solo rek mooy fa sabbih bihamdi rabbika wa kum mina sajidin wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al yaqin maanaam islam sax yonent bi yàlla danaan ko na nga xam ne man yàlla xam naa ne diabolisation bi ak wax ju bon ji ngi dëkk ci yow neexut ci sa xol waaye li am solo mooy saxal ci samay ndigal jaamu yàlla bàyyi tere te loolu nga sax ci nag ba dee fekk la ci bu ci gëstu benn yoon ni ki noonu it maanaam li sëriñ bi indi woon suscité na coow yu bari nag suscité na coow yu bari fii ci réew mi par rapport ak doomi soxna yi nga xamante ne sëñ bi dafa indi loo xamante ne ñoom xamuñu ko woon muy lu mel ne tarbiya ceddo yi nga xamante ne dañoo yëg ne li sëñ bi indi mi ngi phagocyté seen ay mbooloo waaye tubaab bi nga xam ne dafa ñëw avec une mission civilisatrice te fekk ci kanamam nag obstacle boo xamante ne kenn xamul nu mu toll ndax damay wax ne li tubaab yi investir Sénégal pour aliéner ñu maanaam buñ ko xaajee 1000 fois benn xaaj bi moom lañu yóbbu Togo ak Bénin dañ leen a dépossédé ci seen lépp ba ci seen langue deux Béninois buñ dajee tubaab la ñuy làkk te ñun buñ dajee fii ci Sénégal ba tey ñii ñu ngi tudd Omar Abdoulaye Samba Codé Ngora te suñ dajee ñun ñii ba tey ci wolof la ñuy waxtaan loolu nag li muy tekki mooy am na ñu opposé tubaab bi opposition bu radical bu ànd ak diplomatie waaye bu efficace. foofu nag Cheikh Omar bëggoon naa ñu gën a taxaw. parce que xam nga léeg-léeg ñu mel ni suñu génération. ñi nga xam amuñu chance. en contact ak dëgg-dëgg yoon mu ngi. wala ñu def ci ay gëstu yu xóot. mën nag loo xamante ni keneen nañoo bindal leen. mais ñoom ñoo ko bindal seen bopp. ànd ci objectivité nag. parce que nekk ci mbir mi. terewul nga am objectivité. ñoom duñu bàyyi xel. résistance. bi nga xamante ne nii suñu diine def na ko face à la colonisation. parce que comme bu ñu koy jàngal ci école dañuy wax ni rek seen maam diw xeex na après tubaab bi daaneel. seen maam diw xeex na après tubaab bi daaneel. mais bu ñu bàyyi xel li nga wax nii révolution bi nga wax ci côté langue. ci côté égalité sociale. foofu je pense que jël na taxaw parce que ku mel ni docteur kii professeur Makhtar Diouf. li ñu bind bi mu bind ci Sénégal les hymnes et la nation. day wax tey Sénégal li tax mu nekk benn réew. ñu am benn commun de vivre ensemble waaw. loolu langue wolof bi ngay wax. daf cee bokk. daf cee bokk diine aussi daf cee bokk. donc ci côté construction nationale bi noonu. côté sénégalais yi ku dëkk Casamance ak ku dëkk Kaolack ak ku dëkk Saint-Louis. donte am nañu ay différences. mais dinañ xam ne ci benn réew lañ bokk. parce que am na lu leen boole. am na lu leen boole loolu diine ban rôle la ci joué. rawatina yoonu mu. waaw xam nga sëriñ bi. tubaab bi dañ ne sëriñ bi dafa bëgg taal jihaad
mooy leen loolu ngeen wax dëgg la damay taal jihaad bu soobee yàlla li ngeen lal lépp dinaa ko laal li su ma noppee ci nit ñi kenn duutu fi wax nos ancêtres les Gaulois su ma paree ci nit ñi kenn du fi waxati nos ancêtres les Gaulois su ma paree ci nit ñi duutu ñu yëg ne maanaam la Marseillaise mooy seenu bàkk waaye loolu naka laa koy defee inni ujahidu bil ulumi wa bit tuqa abdan xadiman wal muhayminu shahidu dinaa songu ak yéen nag ci current révérentiel laa koy jaarale waaye promotion de la science abdan ma nekk jaamu bu yàlla bu wér xadiman koo xamante ne damay liggéeyal yonent bi de defal promotion vertu yi nekkoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu ci laa fas yéene xeexe ak yéen maanaam loolu naka la ko defee par exemple bi mu fi jógee nga xamante ne tubaab bi moom bi mu ko yóbbu ci géej gi ak fa mu jaar du mu ci dikkaat day sori ku ne xamoon na ne assassinat déguisé la pour fay ab taalam pour wan la ne Serigne Touba li ko ñoroon xamoon na ne du loo xamante ne moom da koy porter rek waaye da ko war a def ci ñëpp rakkam jëm fi bàyyi woon muy Cheikh Ibrahima Fati borom Daarul Muxti lim soxla woon ci mu def ko ci xam-xam da koo wax naadaytukal yawma bi Ibrahim allim fatan yan foofu tafhim Ibrahima na nga jàngal képp ku am capacité de compréhension defal ma ci moom xam-xam yëmul foofa xam nga kon mi ngi valoriser xam-xam al ilmu waaye al ilmu mënta de mukk loolu lay ànd ak al amal mu ne ko wa fi zar'i ruuxul xalqi in kunta aqilan wa fihi imaadu diini lil xorri wal abdi na ngeen fonk mbay c'est le secteur primaire mooy waral ngeen am autodépendance bi tax kenn du mën a impact ci seeni gëm-gëm ndax nit ki bu amul indépendance jamono ba léegi nii sax yaa ngi gis ci ay ruq yoo xamante ne ña fay dem pour soppi lu leen pas-pas dañ leen di fekk duñ mënal seen bopp dara ñu mënal leen lépp mu ne leen nag fexe leen ba mënal seen bopp ndax loolu dëgg-dëgg mooy assurer nit ki mën a ancré wu ci diina te du day loolu naka la ko Cheikh Ibrahim moomu mu bàyyi gannaaw réussir mooy bi nga xamante ne ñëwaat na ci réew mi fekk na moom naar yi doon ñëw ci réew mi di constater liggéey Serigne Touba ñoo ne aqra al banin wa rabbal muridin al azkiya ul udaba u tilka sinin keneen ku jóge ci àll ba te sax bokkul sax ci pas-pas yoonu murid ibnu abdirahman al alawi nee na gis naa ne Cerno jàngal na njaboot gi waaye yar na murid yi ci at yi nga xamante ne moom la sëriñ bi nekk woon ci géej gi ce qui veut dire que sëriñ bi li nga xamante ne moom la bëggoon a doxal moom su ko neexee jërutul muy ñëw ki gën a féete ndaw ci kër gi mën naa doxal loolu dafa investir ci doomu aadama bi ba tax na maanaam idéologie yi nga xamante ne moom la doon prôné dogmam ak philosophie am lépp da ko inculqué nit ñi nga xamante ne ñoom la yar ba kenn ku nekk ca fam nekk fa jëmmi Cheikh Ahmad Bamba ju taxaw ci bañ aliénation ci bañ dépendance ci bañ tubaab sax boo gisee jamono boobu bañ tubaab loolu moo doon garab gi faj li nekk ci nit ñi ndax sëñ tubaab mënut bañul kenn ndax sëñ tubaab mais xeex bi foofu la toll woon ndax biñ demee ba wàcc foofu da ko wax ne yaa malikal mulki yaa man jallaan xawadin irham jamia al wara yaa hadiyan rada biñ demee ba loola jeex ban suñu armistice dana ko nag yàlla baalal mbindeef yëpp nga xamante ne ci loolu ci nga xam ne sëñ Bamba dafa accéder à l'universalité nit ki nag su demee ba accéder ci universalité di surtout ko confiné ci ab gëm-gëm. mais Cheikh Omar il faut ñu taxaw foofu. lii leçon la je pense que pour képp kuy xeex di yëngatu. maanaam affaire bay étape la. parce que boo ko jaxasee rek. parce que maanaam xam nga suñu magi réew mi dañoo am xikma xam nga am na fi kilifa gu baax goo xamante ne dafa am ay taalibeem ñoo xamante ne dañoo zele ñëw ne ko tubaab yi liñ fi nekk nii liñ fi nekk nii Sidil Hajj Malik radiyallahu taala anhu léegi dañuy fital jihaad mooy leen waa baax na bàyyi ba mu xiin lool mu woote wasifa gaa yi lal mbalaan bi ndox mi tàmbalee wàcc rek mbooloo mi tasaaroo leen yéen mun na dëkkum ndox di woote ay bal Sidil Hajj Malik daal xam ne kon la meilleure manière de défendre l'islam c'était pas de prendre les armes waaye mu ñëw fii ci Ndakaaro dem ca Ndar
fu ñu samp église mu samp zawiya buñ xëyee suba yóbbu gone yi di leen jàngal nos ancêtres les Gaulois bu ngoonee mu ñëw jàngal leen naasiril xaq bil xaq mu dindi lépp. sunu réew li tax ñu nekk référence ci wàllu diine ak ci fànn yëpp ba laneen li des ci Afrique ci ñun la ñuy dellu ci diine léegi la waaye bu njëkk ci xam-xamu zahiri tubaab bi sax ci ñun la daan dellu mooy en réalité l'homo sénégalensis dafa am à un certain moment ay nit ñoo xamante ne ñoom la jiital ñu nekk ay directeur de conscience am te ñooñu dëgg mate woon ko amoon xam-xam gi amoon bëgg réew mi amoon nit de volonté servir l'islam moo tax ñu créé façon nit bi nga xamante ne moom la ñu créé ba ak ci fii mu ak si ak résultats yi nga xamante ne moom la jur. macha allah kon foofu moom jàngee nañu fa yu am solo. ci wàllu étape yi nga xamante ne nii. liggéeyu sëñ bi étape yi jaar yëpp. su nekk rek ak nu mu laaj jamono bu mu laaj. ak fi mu jeexalee ne yàlla ñaan yàlla mu yërëm ñëpp. te pourtant ci yenn ci waxam boo ko déggee da ngay xam ne dafa indi rupture totale. ak système yi nga xam moom la jàkkaarloo. man damay wax ni léeg-léeg booy gëstu mbiru sëñ bi. moom ci boppam da ngay xam ne moom mbiru yàlla. mais formation bi mu def ci ñi ko wëroon. maa ngi fàttaliku benn conférence bu yàgg bu Cheikh Abdoulaye Dièye defoon bi ñu nekkee buur di jàng. man damay wax ni conférence boobu li ma ci gën a retenir mooy moom li mu doon wax ñi wëroon sëñ bi daal li mu fexe ba. doguma la ma àggale li ma doon wax léegi gis nga Thierno moom mu fi bàyyi woon ginnaawam nga xamante ne moo formé l'élite mouride ci liggéey tamit bi fi sëñ bi jógee dem na ba nga xamante ne amuñu dara luñ dundee ñu fexe ba am benn saakub dugub am saakum ñett waaye dafa tiim dugub ji daane su fekkente ne liggéey mooy may dund ñun duutuñu ko jeexal famille yi nga fiy déggaat yëpp nag concerné na ñëpp ba mu des njabootu Serigne Touba bal àgg na sax ba administration pénitentiaire nationale bi ñu soxlaa dund ci maam Thierno lañ koy jële si nga gis foofu mu leen àggale woon ci wàllu liggéey ba ci inégalité sociale yi ni mu ko doon dindee day fekk ku mel ne Cheikh Mouhamadul Mamoun doomi maam Cheikh Anta mi rakkam mu formé ko à la cordonnerie nga xamante ne maanaam sëñ Modou Mamoun ne nit daana ñëw jox ko ab jaafir mooy cartable der yooyu ñu daan dugal kamil wala nga jox ko ay dàll mu xool ko maanaam dara du ko ci neex parce que day xam ne moom li mu mën a liggéey moo raw lii te booba doomu soxna daawul ëw fekk ku mel ne Cheikh Mahmoud Mbegere fekk ku mel ne Cheikh Makhtar Xarilam fekk ku mel ne Cheikh Marouba liggéey yi gën a noble ci wàcc ca daaray kaamil wala ci bind alquran mu jël leen affecté leen foofee gis nga ni mu inversé rôle yi noonu la Cheikh Ahmad Bamba doon liggéey ci doomu aadama yi waaye nag liggéeyu loxo ba tey man pas plus tard que il y a 6 mois de cela dem naa fii ci daaray kaamil fekk naa fa ay lalli bois yoo xamante ne bois rouge yoo xamante ne Serigne Cheikh Fatak Diop mi nga xamante ne moo wayjuru sëñ Mourtala ñoo bokk ndey ak baay moo ko liggéey ci loxol boppam te xaalim la woon xaafis la woon waaye terewut noonu la xereñe woon ci liggéeyu loxo da ngay dégg noonu la sëriñ bi doon encadré këram maanaam li ñu soxla ñun suñu société ba mu baax il faut dañuy def ce qu'on appelle la standardisation il faut ñu am modèle boo xam ne ñëpp di lañu war a mel waaye bu ñu paree nag li ñu tax nag ñu mën a tasaare tâche yi kenn ku nekk téye ja tey doxal il faut ce qu'on appelle la taylorisation ñii di jàngale xam-xam ñii di jàngale alxuraan ñii di tarbiya ñii di bay noonu lañ ko defee ba mujj yoonu murit xëy suba nekkatul ab tariqa boo xamante ne dañ naan tariqa suufi la waaye dafa nekk une civilisation dafa nekk modèle société nekk civilisation boo xamante ne dafa am lit de la civilisation am seen philosophie am seen dogme lépp loo mën a critères yoo xamante ne civilisation da koy dajale ba nga mën ne lii mooy civilisation mésopotamienne wala civilisation égyptienne su fekkoonte ne dañ ko wutal émission boo xam dinaa la leeral ne yoonu murit nekkatul aw yoon woo xamante ne rek yoonu tasawuf lay doon mais civilisation des noirs la par les noirs. D'accord. Donc bu ñu comprendre vraiment. Je pense que héritage boobu noonu. héritage bu am solo la léegi naka la ko ñi ko wutu. sëñ bi fi jógee. sëñ Moustapha ba. tey jii sëñ Moustapha mi fi nekk. ñaanal yàlla mu yàgg fi loolu te wér. héritage boobu naka lañ ko sàmmee surtout ci côté. tabax réew mi ñu doon wax sànq ci tàmbali émission.
waaw xam nga li ma doon wax rek ci ak tàmbali mooy Serigne Touba mbiram lu nekk rek da koo def ci nit ñi ba amul kenn ku indispensable ci yoonu murit ndax kenn ku nekk li nekk ci yow ba tax ngay def résultat yu rëy yi ngay def buñ la randalee léegi keneen ki la fi wutu def lu nu mel. Je m'explique. ki nga Cheikh Mouhamadul Moustapha moo njëkk a jël ci nit ku ñuul ab raay financé ko sur fonds propres te boobu tubaab bi dañ ne woon raay bi il faut mu am c'était la condition sine qua non pour ñu mën a am la mosquée de Touba nga xam ne dañ ko bëggoon a entraver ngir jumaa ji bañ a am rek mu réaliser ko dans les années de crise mondiale la crise des années 30 ki leen réaliser le chemin de fer Dakar Touba Diourbel def fondement jumaa ji ma avancé waat tuuti ba ci kanam Sëriñ Fallu ñëw àggale ko ak jamono yooyu maanaam sécheresse yu métti yi fi amoon ba inauguré ko en 1963 Cheikh Abdou Lahad jamono bi nga xamante ne Abdou Diouf mi ngi instauré ci réew bi ajustement structurel ci lañ yokkaat jumaay Touba ji ba mu defee déclaration ne 1 milliard lañ soxla c'était astronomique ci jamono boobu pourtant murid yi réalisé nañ ko tey jii nga xamante ne Cheikh Sidi Al Mukhtar Cheikh Mouhamadou Lamine Cheikh Mountakha réalisé nañu jumaa joo xamante ne 25 milliards la le Sénégal compte parmi les 25 pays les plus pauvres au monde yemul foofu Cheikh Mountakha créé waat beneen projet d'envergure boo xamante ne dina àgg ay 36 milliards kon yow mi nga xamante ne yaa yor say bët tey jàng tey xalaat war ngaa laaj sa bopp lan moo tax ba yoonu murit du yëg les intempéries climatiques de l'économie du climat économique les intempéries du climat économique lan moo tax yoonu murit du ko yëg mooy façon nit bi Sëriñ Tuubaa formé mooy nit koo xamante ne maanaam day am dépendance day am indépendance par rapport ak jamonoom ci lu mu mën di nekk nga xamante ne maanaam benn murit boo jël la muy dund ci di ko yëg ci boppam moom lañ boole ba jëmmal ko ci communauté bi moo tax lu jamono métti métti projet bu nu song mu daanu. dafa mel li ngay wax ni dafa jamono sax parce que crise bi ñu dund nii ñëpp ngi wax souveraineté alimentaire souveraineté. Voilà nga dégg Cheikh Mouhamadul Mountakha dem yëkkati 200 millions ci boo xamante ne boobu sax état amagul idée solliciter nit ñi mooy li ma doon wax rek ci ak njëlbeen murit bi dañ koo mooñaale ak xidma dañ koo mooñaale ak le fait de servir joxe 1 milliard ci jamono inondation ba ñoom noonu la ñu mel léegi nag loolu moom la ñu tàmbalee pyramide la xalifa bi ki ci kaw mooy wane exemple bi ba mu wàcc ba ci suuf loolu moo tax luñ song daan ko loolu moo tax luñ bëgg soxlawuñ apport kenn buñ góorgóorlu rek def ko ndax damay wax ne Touba gii 1888 ci jumaa ji gennu mbépp moo fa nekkoon ak benn jànk menn mbaar ak benn ak genn garabu mbépp une seule fois centenaire mu nekk la deuxième ville du Sénégal te jaarale wuñ ko ci capitalisme jaarale wuñ ko ci libéralisme jaarale wuñ ko ci socialisme waaye ci mouridisme lañ ko jaarale kon ndax tey jotul ñu génne Cheikh Ahmad Bamba ci fi ñu ko bëgg a confiné sëriñu tariqa sëriñu murid yi te xam ne accédé na à l'universalité ñëpp dem soobu ci am njàngaleem xam ne li ñu mën a jële fii ñu nekk mooy li nga xamante ne moom la Cheikh Ahmad Bamba jàngale ndax loolu ñàkk koo def day mel ne la bukkeeg lëkk doon def saa yu nappee ba ñëw mu ne ko bukki da ngay jël ñetti jëni tey wala fukki jëni suba yi mu toog ba càgg nag garaawut maa ngi xaar ñetti fukki jëni suba yi mu mel ne bàyyi njàngaleem Sëriñ Tuubaa ak yoonu murit di épouser yeneen doctrine dafa mel ne ñu lay miruwaate dara nga gëm ko te lii nga téye teg ci sa loxo nanguwoo ko gëm loolu lay tekki ndax nag murit yi lépp lu ñu yor rek mi ngi dox te li ko waral rek parce que le patriotisme c'est le dévouement d'un individu envers son pays waxut l'amour d'un individu envers son pays de le dévouement day ànd ak dévouement loolu moo waral murid yi fépp fu mën di nekk ci àdduna bi Touba nangam lañ koy tudde
ils ne veulent jamais se départir de Touba parce que fépp fu mu mën di nekk rek le fait que ñu ne fii mooy Touba nangam mooy tax esprit ba ñu jëlee Touba l'esprit et la lettre de Touba da leen di poursuivre fépp fu mu mën di nekk ñu yëg ne ñoom dañoo war a servir ñu yëg ne ñoom dañoo war a nekk ay exemple su ko defee nag lañ cay amaat ak lu mu bari bari fii ci réew mi lañ koy indiwaat ci jariñ seen bopp taxawal seen famille waaye jariñ seen askan parce que boo demee Touba hôpital ba fa gën a mag nga xamante ne xaw ma niveau 3 la xaw ma 4 murid yi ñoo ko tabax la ëpp ca infrastructure yi ñoo ko tabax ku mel ne Alxaaji Babacar Kebe yàlla sama borom yeesal yërmande ci kawam panafricain la woon citoyen la woon waaye li taxoon mu fës ci ñaar yooyu mooy nekk ki mu nekk murid d'abord ak réalisation yi nga xamante ne yu rëy yi mu réalisé ci réew mi nga xamante ne li mu fi liggéey ci infrastructure kenn xamul nu mu toll ak loo xam da ko doon liggéey sax di ko jox état waaye loolu nag li taxoon mu mën ko mooy lam njaal beenoo mooy dañ koo formé ba mu nekk ab murid saadiq mooy koo xamante ne day jàpp ne moom képp ku mu jàkkaar lool ak jamono bu mu nekk njariñ ci moom la war a jóge ci dem ci nit ñi gis nga lii su doctrine la boo xam ne bu ko ñëpp épousé woon adduna bi day neex lépp tegu ci ay yoon te velléité yi nga xamante ne moo ñuy opposé yëpp day dee. su ma déggee sa biir wax. yaa ngi woote appel la daanaka. pour ñu génnee ci suñu xel yi. Serigne Touba sëñ bi. te joxe ko en modèle. à tout égard waaw. rawatina nag suñu dëkk bi nga xam effectivement. léegi naka la ñu mën a déggee njàngale Serigne Touba ci jamono ji ñu dund tey parce que jamono ji coow li bëri na ci wàllu coow yoo xamante amaana sax. da lay yëm parce que li nga wax nii ci ay fait ku ko gis. waroo mën a naatable ndax diine am na. contribution bu mu war a am ci doxalin bi wala déet. mais terewul nit ñi ñu ngi ci coow ba léegi. donc naka la ñu war a mën a déggee jamono ji li nga xamante ne bii mooy doxalin réew. ci gis-gisu yoonu mooy. waaw tout d'abord damay wax ne maanaam Sénégal diine l'islam moo ko defar amul benn dëkk boo xamante ne da nga fay dem ñu ne la professeur di moo sanc fii wala maître di moo sanc fii amul te man ba fii may wax ak yow nii xam naa ay murit yoo xamante ne sama âge lañ am man te ñu ngi sanc ay dëkk ba léegi nii ñu ngi sanc ay dëkk ndaw loo xamante ne day dem lu cëpp ci ab àll moom jëmmi boppam ak soxnaam ak doomam am yitte yi bul fàtte baatu yitte bi sëriñ bi waxoon rabbi asaabak bil himmati dëkk boobee nekk ci dëkk yi gën a mag ci Sénégal te loolu moo ñu may Daarul Moxti moo ñu may Daaru Salaam moo ñu may Touba Njenne dëkk yu mag yooyu ñu am yëpp loolu moo ñu may te ba léegi idéologie boobu mi ngi ci ay nit ñu koy développé kon li ma ta xam mooy réew mi moom sëriñ si ñoo ko liggéey ci wàllu xam-xam Xaali Amar Fall sëriñ Masamba Thiam Cheikh Makhtar Dumbe al Kokiyu Maam Maaram Mbàkke kii mbërgu Seneba Ali Seneba mag ñu baax ñooñu ñoom ñooy ñi nga xamante ne ñoo tabax réew mi kon nag maanaam am gëm-gëm boo xamante ne dafa ñëw bëgg dox suñu diggante ak ñoom li ñu doon jàngale dëgg-dëgg mooy bëgg delloo réew mi ginnaaw mooy laïcité à la française bi nga xamante ne moom la ñu bëgg imposer nga xam ne exclure complètement wàllu diine. doo mën a d'accord ñi nga xamante ni dañuy jàpp ni diine ji daf ñuy tardel ci wàllu développement bi ñu bëgg. li fi nekk ku si néew diine ko fi def. li fi nekk ku si néew diine ko fi def. mais ñi koy wax noonu léeg-léeg fi ñu koy teg mooy jàpp nañ ni léeg-léeg lu mel ni Sénégal nit day jiite réew. ñu koy bàyyi muy def loo xamante ni peut-être ci wàllu gouvernance di def corruption def nangam te sëriñ si. amaana duñ ko xeex directement. dama def frontal. ñoom daal loolu la ñuy jugé. tarixa yi fi nekk wala sëriñ si fi nekk te loolu dafa mel ni ak li nga wax sànq. ànd na mais ñoom di ko comprendre loolu lan nga leen mën a wax. waaw mais xam nga li am solo maanaam mooy dangaa war a xam ne sëriñ bi citoyen la comme yow yaa un point de vue que ne moom daa war a prendre les armes contre le régime mais moom mën naa bañ a jàpp loolu te vision globale bi mu am des choses yow personnellement mënu ko am kon sëriñ bi kenn du ko imposer ne ko da ngaa war a ndax ñun li nga xamante ne mooy suñu doctrine te Cheikh Mountakha di ko defal promotion mooy sa sëriñ da nga koy bàyyee ak sa bopp bàyyee ko ak boppam ñun ci ndigal la ñuy wéy te loolu nag ça nous réussit ñun bu ñu bañoon digal tey fu ñu koy teg ñun digal lu ñu am moo ñu ko may kon ka nekk fa lay isolé wu
moo xam day woote woo kémit wala muy woote woo activisme ba tax moom mu jàpp ni kilifa amul njariñ wala mu jàpp ne suñu kilifa yi dañoo juum loolu moom képp la concerné waaye nag de grâce combat boobu su koy mënee na ci génne turu parti bi buñ mbubboo Ousmane Sonko di solde seeni compte ak l'islam wala ñuy solde seeni compte ak christianisme wala ñuy solde seeni compte ak yoonu murit loolu lu am solo la parce que jamono bii fan yi ñu génn lu mel noonu ku ne gis na ko fi te Ousmane ñun ñi ko xam ñi ko wër xam nan maanaam fi mu teg nit yi diine réew mi boo demee Touba day mel ni fa la dëkk boo demee Tivaouane day mel ni fa la dëkk soo demee Ndiassane day mel ni fa la dëkk boo demee Kaolack day mel ni fa la dëkk kon ku am sa combat personnel booy mëne demal yow nga mëne ji ko ci sa bañeeru bopp mais bu ko jéem a xeexe drapeau bi nga xamante ne ñun ñëpp moom lañ bokk muy instrument travail bii nga xamante ne mooy le parti Pastef loolu moom maa ngi ciy benn digression la boo xam ne dama ko doon def di ci woo yeneen bokk yi te it nag may ñaan it ñi nga xamante ne ñooy déglu ñooñi ñoo xam ne la ñuy wax ñoom képp la concerné loolu kenn mënu ko imputer en aucun cas le parti wala ñu koy imputer Ousmane Sonko. parce que dama ko dégg ci fan yële ci sëñ Mountakha coow yi fi amul fàttali ko nit ñi di wax ni Sénégal nit ñi dañoo décidé àtte woo leneen lu charia donc loolu je pense question de logique la mooy gën a wax noonu donc moom am na loo xamante ne ni kilifa diine moom njabootam la mën a digal la mën a tere mais li nga xam ne mooy penc mi ñu bokk dafa am ay loi yu sénégalais yi tànn leen di àtte donc je pense que loolu aussi léeg-léeg demandé dara ci kilifa léeg-léeg sax tooñ leen nu généralement ñi nga xamante ne ñooy dégg ñu naan sëriñ bi daa waroon def naa bu ne woon tey ji laïcité jeex na fi buñ bëggee sëriñ si jiitu ñooy bañ ñooy jiitewaat lànk yi nga xam dañu am incohérence ci seen bopp waaye daal li am solo moom te mat a bàyyi xel mooy nekk ci réew mi mën a ndamoo Gandhi ci non violence bàyyi Cheikh Ahmadou Bamba mi nga xamante ne kombaam jënn jëmmam ji moo ko defee ci géej gi mën a ndamoo Sankara ci patriotisme wala boog ci xeex ak tubaab bi gis Cheikh Ahmadou Bamba li mu daj digganteem ak tubaab bi parce que Sankara li mu dund lépp combat sañ tubaab bi moo ko ëpp 1895 ba 1927 loolu bu ñu ko boolee moo ëpp dund Sankara gépp nga mën a fonk Sankara di ko ndamoo ba pare di daggal ay saaga yoonu murit ak di ko jéem a gàkkal wala boog yow tey jii ngay mbubboo Martin Luther King di ko fonk di ko naw naan xoolal li nga mën a defal sam réew te bul xool li la sam réew mën a defal ba pare loolu lépp nag nga bëgg a bàyyi Serigne Touba akum njàngaleem c'est contradictoire ku bëgg a nekk patriote dëgg-dëgg faw da nga fonk Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasulillah ndax kat moom patriotisme moom dafa nekk loo xamante lu productif la te nag li mu produire kenn ku nekk mën na ca teg loxo kon nag loolu jekki di ko sànni xel wala nga di ko wan ginnaaw loolu c'est contradictoire amul benn cohérence mooy nit ki di wax loo xamante ne moom ci boppam lay weddiwaat moo tax loolu moom nañ ko bàyyi xel baax a baax. jeexal ci benn tomb xam ne day nekk amal na yóbbal ci naka la l'islam gisee crise yi dund ak naka lañ ci war a génne di jàngale l'islam ak rawatina yoonu nit koy indee parce que crise yi dund bëri na xam nga crise bu mu mën di doon rek bu dee crise économique bu dee crise sanitaire bi ñu nekk jëmmi doomu aadama rek mooy ki nga xamante ne moo war a yéwénal suuf bu dee crise économique li koy indi maanaam mooy thésaurisation yàlla ne kay laa yakuna duulatan bayna al aghniyaa'i minkum ash-shaytaanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahshaa wallaahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan thésaurisation mooy ñoo xamante ne dañoo accaparer li àdduna bi am te nanguwuñ koo génne ak ñi nga xamante ne yàlla dimbali na leen ba ban am kàttan te nanguwuñoo créer emploi nanguwuñoo di def ay invasion fiscale nanguwuñoo dimbali nit ñi ndax ragal ñàkk ash-shaytaanu ya'idukum al-faqra loolu li koy saafara mooy ñu delluwaat ci njàngum islam wa taxaawanu alal birri wa taqwa wala taxaawanu alal ismi wal udwan dimbalante ñi nga xamante ne ñoom lañ jox tamit pouvoir ndax pouvoir du dara lu dul li ñëpp bokk lan la jox ne la gérer nga bàyyi xel ne inna rabbaka la bil mirsad yàlla moom dara mënu ko rëcc te wa huwa asraul xaasibin 500 francs yi nga sàcc ci keesu état buñ demee ba pencum yàlla da nga ko fay boolem sénégalais yi
te loolu calcul bi mën na laa jafe mën na maa jafe waaye yàlla moom nee na mooy c'est le plus fin des mathématiciens. pouvoir bi la jox tamit nga war cee yërëm doomu aadama yi ndax wa yaqahul qisaas bayna xarna wa bayna jammaali adlin sàmma la Cheikh Ahmad Bamba wax. nag wala am kuy mu am ay béjjën sax bu dee daan ci àddina kuy mu amul béjjën bu demee yowmal xiyaam dinañ saxal ki amuloon ay béjjën mu fayu. kon nga xam ne pouvoir bi nga yor na nga bàyyi xel bu baax ñi nga jiite yërëm leen taxawu leen te jub ci liñ la dénk surtout bu dee crise sanitaire nag bii nga xamante ne moom lay ci la ñu nekk muy le Covid 19 coronavirus te yaakaar naa ci la ñuy tëjee dafa am yonent bu am solo bu ñuy wax Seydina Yusuf alayhi salaam dafa am buuru jamono ji dafa gént dafa wax ne ko aftina fi sab'i baqaraatin simaan yaakuluhunna sab'un ijaaf wa dama gént juróom-ñaari nag yu loof lekk juróom-ñaari nag yu duuf gént ay juróom-ñaari gëpp ba na gént ga jeexal mu wax Yuusufa ne ko firil ma ko mu ne ko tazra'uuna sab'a siniina da'ban famaa hasadtum ba aaya ba jeex maanaam loolu li muy tekki mooy dinañ dund 7 ans de crise 7 ans de crise yooyu ñuy dund nag ci lañ fi ñu toll nii ci lañ ko war a prévoir loolu li muy tekki maanaam mooy gouverner c'est prévoir waaye moom mi nga xamante ne moo war a ñëw pour solutionner problème boobu nan la war a mel dana ko xaal la ja'alni ala xazaa'inil ard inni xafizun alim man ku maandu laa dërëm bu ma liggéey du kenn mënu maa corrompre du ma lekk corruption du ma lekk condition kenn mënu maa neexal waaye alimun ku am ak xam laa dama sérieux te damaa xam kon jox leen ma bagage yi ban nga ko joxee mu gérer ko ci anam bu gën a rafet l'homme qu'il faut à la place qu'il faut mais lam ko gérer moo rafet mooy austérité bi nga xamante ne moom la imposé égyptien à cette époque ci boppam la ko commencé mooy moom Seydina Yusuf alayhi salaam benn repas la daan lekk par jour durant toute la crise nga xamante ne austérité bi muy wax le bas peuple serrer la ceinture ci moom la tàmbalee yu bon yooyu nag yu baax yooyu moom la suñu dirigeant yi amul réew mi dañuy dee ak xiif soo gisee président bi ak waa këram ñu naat loolu bokkut ak njàngaleem lislaam ba ci Covid 19 bi nga xamante ne ci lañ nekk nañ bàyyi xel inni hafizun alim nañ ko jox ñu am xam-xam waaye nañ ko jox ñu wóor ndax ñu ngi ciy digg yu bari yoo xamante ne fi mu toll nii day jox dëgg suñu président li mu doon wax bi ko président dalalee mooy buñ def détournement d'objectif dëgg la nekk nañ ci crise soxla nañ union sacrée autour de notre président mais nag ci kaw moom mu jub te jubal nga xamante ne loolu histoire jox na ko dëgg tey ndax émission bi loolu tax ko jóg waaye gis ngeen boole polémique yi nga xamante ne moo amaat ginnaaw bi laneen la ci des nag mooy doomu aadama mooy solutionner crise bu mu mën di doon crise sanitaire bii am na ay gestes barrières yoo xamante ne islam jàngaloon nañu ko bu yàgg ci an nadafatu min al iman sat ci diina la bokk geste barrière yëpp nañ ko respecté ci ndax l'islam ñun jàngaloon nañu kuy belbeli kuy tusooli lu nekk la nga ca war a def kon ñu fonk geste barrière yi te état bi nga xamante ne moo ñu jiite jubal te yërëm nit ñi waaye nag la ca ëpp solo it mooy falawlaa iz jaa'ahum ba'sunaa tadarra'u maanaam yàlla ne lu tax bi ma leen sottee sama mbugal tuubu leen te toroxlu ma ñu xam ne it nag toroxlu ak dellu ci yàlla loolu lu ñu war la ci jamono yëpp waaye jamono mbas da cee raw li ma gën a soof ci laïcité à la française mooy le président rus naa wax nan ñaan wala nañ toroxlul yàlla te ni mu jiitee fonds de riposte Covid bi noonu la waroon na jiitee toroxlu bi laïcité à la française boobu c'est war nañ ko seraat bu baax a baax a baax. ci émission empreinte bi nga xam ne jot moo koy amal. di wax ñi ñuy seetaan rek ni lii day continuer incha allah. incha allah lay waxtaan tey ci wàllu diine. ak tabax réew ci jël exemple ci yoon mu moo lañ koy defee ci wax nga ko sànq ay kër yu bëri ci Sénégal. bu ñu xaaral ma joxe kàlla. suñu maam Cheikh Hadj Malick ak li nga xamante ne nii ñoom Seydi El Hadji Omar ñoom ñëpp seen doon ci réew mi je pense que duñ jar a xam Sénégal bi ñu gis léegi nii dafa am fu mu jóge fu sori te ay nit sonn ci loolu te ba tey seen njaboot di ci góorgóorlu kéem seen kéem kàttan donc incha allah dinañ yeggali waxtaan bi te di ñaan yàlla aussi mu yombalal ñu ko dañ lay jox rek xam naa kàddu nga tëj defaale ñaan ci jamono bi
jërëjëf moom daal li am solo mooy ñu xam ne am réew moom li koy doxal mooy doctrine bi nga xamante ne moo nekk ci yoonu murit naka jekk te moo nekk devise Touba ca kanam mooy laaj lu ñu am te def ko fu ñu xam sunu TVA yi sunu impôt yi li nga xamante ne moom la sunu PIB national nañ fexe ba dañu ko defal fu ñu xam na am transparence nañ laaj nit ñi lu ñu am te di ko def fu ñu xam bu loolu jàllee nag lii nga xamante ne mooy tawat jii ñu nekk weer wi nga xamante ne moom lañ dëgmal weeru yërmande la yaa ayyuha alladina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaqun ndax weer la woo xamante ne li ci yàlla bëgg mooy ñu ragal yàlla te yàlla moo wax ne wa rahmati wasi'at kulla shay'in fa sa aktubuha lilladina yattaqun sama yërmande amul ay limite waaye nag ñu ragal yàlla képp laa koy defal kon weer woowu yaakaar naa ne saison la boo xamante yàlla ubbi na ko ngir ñu sàkk yërmandeem yàlla ñu defal yërmandeem jooju saafara tawat ji fii ci réew mi saafara ko ci Afrique waaye saafara ko ci booleem àdduna bi ci barkeb yonente bi sallallahu alayhi wasallam barkeb Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasulillah jërëjëf Jotna Media